asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ci ITV bisimilah ci xibaaru marax wi ñu daal di leen jukkil ponk yi ci gën a fës. dañu koy doore ak xëccoob suuf ba am fële ca Wakam ci diggante militaires yi loole nag fa ñu tuddee terme sud lu mat fukki at ak ñaar a ngi nii ñii di militaires yi ak seen coopérative bi nga xam ne moo jëm ci wàllu tabax am mbicoo ko mbaalo ñoom nag nee nañu fi mu toll nii sonn nañu damm nañu te faw président de la république daal di fexe ba kenn ku nekk ci sa àq ak sa yelleef. dinañ dem ca dëkk bu sell ba di Touba Mbacké ñii di soldats hygiène yi di waa service d'hygiène nag ña nga ca liggéey ba lu toll ci téeméer ak fanweeri élément ña nga foofe ngir dem ci barab yi nit ñi daje daal di koy pomper dindi tooke ja fa nekk waaye tamit daal di wàcc ci marché yi ngir xool li askan bi war a jëfandikoo ndax sell na wala sellul dëppoo na ak yoon wala dëppoowul ak yoon dinañ ci ànd ak suñu reporter Gora Ndak Lo. ci wàllu hôtellerie ki nga xam ni moom moo di Mamadou Racine Sy jiite mbooloo moomee xamle na ni nag ñii di nguurug Sénégal jël nañu ñeenti milliards jox ko hôtel yi nga xam ni moom la ñu réquisitionné woon ngir dugal ca ñi nga xam ni dañoo amee doomi jàngoro ji di coronavirus ginnaaw loolu yi tamit ci ndaje moomu xamle nañ ni woppi coronavirus bi ak njeexitalam am na lu mat fukki milliards ci suñuy koppar yu nga xam ni ñii nekk ci wàllu hôtel bi ñàkk nañu ko. fi mu toll nii nag Sénégal di fàttaliku jëmm ju tedd jooju di Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru sàttumbar 2017 ñaar fukki fan ak ñaar ci sàttumbar 2020 ñetti at bi fi kii di Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine jógee ak léegi mu des ci xel yi des ci xol yi Sénégal di ko fàttaliku doomam Serigne Cheikh Ahmed Tidiane ci Al Maktoum di indi ay seede ak ki tamit wax ci góor gu tedd googu nga xam ni ñi ngi ñaan yàlla tas ñu ci barkeem. ay militaire ci wàllu suuf daal di am coow fële ca Wakam ca fa nga xam ne moom la ñu tuddee terme sud li nga xam ne nag moo di collectif habitant ya nga xam ne ñoom ñoo nekk foofee ñoom nag fi mu toll nii mer nañu ba fut ndax nee nañu daal fukki at ak ñaar ñu nekk ci jàppal bàyyil ci wàllu suuf tey fi mu toll nii nag seen coopérative bi jot na mu lett leen war a bu firi leen te fi mu toll nii bañatuñ ci dara ba ñu ngi woo président de la république son excellence Macky Sall ngir mu àddu ci ba mbir moomu féete yoon ba kenn ku nekk jot sa àq ak sa yelleef Abdourahmane Ly Moussa Fall. ñile bokk ci kuréel gi ñiy dëkk ca Wakam terme sud nee nañu doyal nañu sëkk ngir ñoom mbir maa ngi bëgg ëpp loxo ba noppi di bëgg yàgg fukk ak ñaari at yoo nga xamante ni ñu ngi coowoo ci ay suuf ci loo nga xamante ni seen xamle du dëgg du yoon. ñun ñu nekk ay soldats militaires dëkk ci bërëb nekk ci suuf soo xam ne état du Sénégal moo ko moom armée moomu ko gendarmerie moomu ko kenn moomu ko état du Sénégal moo ko administré di ko jox ay sénégalais ay samba booy jóge fële toog fekk ñu fii ñu toog c'est état du Sénégal di ko joxe ñu ne ñun il faut ñu jóge fii parce que ñoom ñoo ko gën a yeyoo ci naka parce que simplement ñoom ci seen bopp dañoo soxla suuf si parce que suuf si dafa am valeur dañ koy jaay ñooñu ay officier la ay officiers généraux ay officiers supérieurs ànd ak ay agents yoo xam ne agent de l'état véreux de l'état la ñu. muy mbir bu concerné ay militaires kon juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeenti famille yi nga xamante ni ñoo bokk ci kuréel bi nar nañu jàmmar lool ak bile coopérative militaire de construction ngir mu bañ a yegg ca jubluwaayam maanaam fexe ba foqati seeni ay suuf ak it seen kër. dañu lancer appel président de la république parce que yëg na situation bi yëg na problème bi dossier baa ngi nii yónnee nañ ko ñi ko yónnee bari nañ dañ koy ñaan moom ci boppam donte sax xam nañ ne joxe na ay directives yooyu na ko baral parce que instant bi ñuy wax ak yéen nii këyit yaa ngi ñuy defar impôt et domaine pour que situation bi ne ci cité bi ñu régler ko. léegi nag ñoom militaires yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii di jaay soxor ak maanaam jubadi ñoom ñooy xataraayu pour que balaa loolu di am ñoom ñu ñëw dal suñu kaw pour génnee ñu ci kër yi.
bile dossier procureur amoon na ci kàddu. ñoom ñoo ñu porté plainte ñun fii la ñu fekk yóbbu ñu tribunal bi ñu yóbboo tribunal mënuñoo wax lu taxaw tribunal daf leen a dàq tribunal dem na ba laaj ñu ne lépp lu ñu bindoon ci livre foncier bi nañ ko dindi. seen bëgg-bëgg moo di procureur jëlaat dossier bi lu ñu bëgg mooy ñu indi ay leeral ci mbir mi ñu ngi dem sax bay wax ni responsable yi dañu leen a war a tëj. ñu dem ba dëkk bu tedd ba di Touba askan ba nga xam ni ñoom ñoo fa nekk nag gis nañu ni tey ji soldats d'hygiène yi di waa service d'hygiène ña nga ca barab ba ngir rek fépp fu nga xam ni nit ñi dañu fa war a daje di ay barab yu sell ñu daal di koy pomper dindi fa tooke fexe ba daal ku fa ñëw doo fa jële benn loraange waaye tamit ñoom ñi nga xam ni ñooy waa service d'hygiène dinañu dem ci marché yi ngir saytu li nga xam ni ña ngi ko fay jaay mu war a dugg ci biir yi ndax sell na wala sellu capitaine Fallilou Sarr xamle la ne lu mat téeméer ak fanweeri agent d'hygiène ña nga ca capitale du mouridisme ngir def liggéey bu mucc ayib Gora Ndakloo Thierno Fall. Touba di dundu jamono jile weeru safar tax ñi di autorité yi di njaaba njale ci dëkk bu sell bi ngir indi seen njàppandal ci doxalinu màggal gile ci loolee ñi di service d'hygiène yi mobiliser seeni jumtuwaay ngir daan bépp jàngoro. tàmbali na nag ñun comme ni ngeen xamee noo fi jëkk noo fi mujj noo ngi tàmbali bërki démb tey la nu feeñ waaye noo ngi fi ba màggal gi ba le 10 octobre loolu moo wane ni rek ñëw nañu indi suñu jumtuwaay ci wàllu jumtuwaayu oto yi indi nañu ñaari camion yu mag yoo xam ni moom mooy transporter yi moo yóbbu nañ ni indi nañu fukki oto ak juróom-ñett yoo xam ne ay 4x4 pick-up lañu yu bokkul ak yeneen oto yi nga xam ne si ay particulier lañu te agent yi moom ko te bu liggéey bi laajee ñu dugal ko ci indi nañu aussi appareil yi ñuy pompe doy na sëkk indi nañu yu mag yi nga xam ne bu guddee moom la ñuy wëree dëkk bi. ci wàccaayu ko màggal gi lee koom-koom gi di dox ci dëkk bu sell bi lee loolee tax ñi di saytu cet gi amal ay opération de contrôle ci jaba yi. service d'hygiène liggéeyam dafa yaatu moo tax muy teel a ñëw ndax li ci njëkk mooy faaw ñu dem ci lu mel ne marché yi lu mel ne boutique yi ndax màggal bi bisu berne la nit ñi dañuy fi indi xeeti ñam yu ne di ko jaay yooyu nag war nañ koy nemmiku ba du indi ay ngaañ daneen di pomper dal yi nga xam ne ak kër yi nga xam ne ak sax barab yu mel ne jumaa yi nga xam ne ñoo fi nekk ak daara yi nga xam ne nit ñi dañ fay dal ñu pomper ko désinfecter ko désinsectiser ko surtout que ren dañ cee boole waa ne contexte Covid ndax léegi looy liggéey lu ne actuellement nii moom mënoo cee ñàkk a boole contexte Covid. ñu dalal leen ci dëkk bu sell bi njiital comité bi yor lépp lu jëm ci wàllum jumaa ji naka noonu it teewal fi bokk moomeel bu Touba rafetlu doxalinu kilifa yi ŋànk wér gi yaram. jox nañ sakk woon nañ ñu wutal leen fi terrain pour ñu mën cee def brigade d'hygiène terrain boobu jox nañu leen ko léegi président de la république itam wax na ne dana génne na lu toll ci 700 millions pour tabax brigade d'hygiène bi kon nag loolu itam ñu ngi ci soññi président te di ko séentu ndax. liggéey la bu am solo ci dëkk bi boo xam ne dëkk bi soxla na ko lool te brigade d'hygiène bi fi nekk itam ñu ngi taxawaay yu am solo yoo xam ne ku leen jàppale liggéey boobu dana gën a jëm kanam. ci Touba service d'hygiène yi gën a jëmmal seenum taxawaay ginnaaw ba ñuy amal ay opération de désinfection ci yenn bërëb yi naka noonu it saytu ñam yi ñuy jaay ci jaba yi. xeex tilim daan feebar loolu moo di seen bàkk ca ñanga ca dëkk bu sell ba di Touba am jumtuwaay yu am solo ak nit ñu takku ñi nga xam ni ñi ngi fexe ba dëkk ba daal am set ak sellal waaye tamit lépp luy dugg ci biiru doomu aadama yi te ñu ko fay jaay mu dëppoo ak anam yu nga xamante ni yu sell lay doon dañuy daal di ñëw ci li nga xam ne mooy dogal bi jógee rek ci ministre de l'intérieur jëm ci ubbiwaat yenn barab yi rawatina yi tamit restaurant yi ak yenn bar yi fële nag nga xamante ni moo di Grand Yoff ñoom nee nañu yógguñu ko te itamit tijjeeguñu ndax daal nee nañu dafa mel ni que mbir mi dafa am kumba am ndey ak kumba amul ndey Ndeye Nassou Diouf Souleymane Mbengue. ubbiteeg baar yi di ab xibaar gu bees bu ak seegul ci baarmaan yu bàyyi kenn ci ñoom mu ngi ñuy xamal sax ni ay weer a ngi nii liggéeyul. baar yi moom yëwaguma ndax tijji nañu wala tijjuñu quoi léegi man saa yu ma xëyee damay ñëw fii Grand Yoff pour toog ci buntu baar bi nii quoi pour xool luy xew ak lu xewul. waaw lu ñu ko doon dundee métti na parce que 3 mois nga tijji 1 mois 3 mois nga tijjiwaat 3 mois nga tëjaat xam nga dafa métti quoi te koo xam ne père de famille la xam nga yor emploi yu bëri. baar yi ñu tijji lu ñu waroon def la lu yàgg bu ñu sukkandikoo ci kenn ci baarmaan yi. man li ma ko gisee mooy lu leen neex lañ nekk di def
parce que mënuñu xëy rek tëj baax yi parce que da leen arrangé ñu tëj léegi ñu dem ba am lu leen gënal ñu ubbi moi je vois que loolu c'est pas normal discrimination la alors que c'est pas du tout normal ñun société lañ yor di liggéey ay entreprise lañ yor di liggéey mënuñu tëj suñuy baax saa yu leen neexee et saa yu leen neexee ñu ubbi comme si c'était que nous on fait pas partie de la société alors que dañoo yor activité boo xam ne commerce la comme tous les commerces donc bu ñu ubbee woon commerce yooyu suñuy commerce waroon na mën a ubbi. client bu fidèle bii moom mu ngi rafetlu bu baax ndogal li nga xam ne nguurub Sénégal jël na ko. parce que les barman avec la clientèle étaient épuisés donc les employés ont été mis en chômage technique donc ça ne fait pas l'affaire des bars donc à un moment donné l'ouverture des bars ça fait la chance aux employés c'est une bonne chose. beneen client bi moom mu ngi ñuy dénk ni moom dafa mujjee jaxasoo ndax tey ñu tijji suba ñu tëj baar yi. pas normal ñu koy tëj du yoon te dañuy tëj ba mu neex leen ne leen ubbi leen tëj ubbi loolu moo amul sens loolu laa comprendre quoi waaw buñ ko ubbee kay dina arranger gars yi dina arranger ñëpp parce que baar yi tamit bon du loo xam ne nit ñi dañ fay daje rek pour faire la fête tout le temps comme ça non mais boo wàccee si liggéey am foo doxantu dem jël sa benn cons bu ndaw dem toog sa kër mais quand même du loo xam ne c'est pour aller faire du mal. mel na ni lu bari lu ñu fi tegoon ngir dakkal lawu mbasum coronavirus bi ñu ngi koy teggi nànk-nànk waaye lu ci mënti am rek ñi ñu jot a waxal ñoom jàpp nañ ni baar yi ñu ubbi leen lu ñu waroon def la lu yàgg. ki nga xam ni moo di Ousmane Sonko dafa war a dal di jëf waaye fu mu toll di takk rajo yi loolu du cëram ki ko xamle moo di Mamadou Lamine Massaly nekkoon fii ci parti libéral moom nag xamle na ni critique maanaam ŋàññ bi nga xamante ni kii di njiital Pastef mi ngi koy def jëmale ko ci ni ñu yore lii di mbënn mi teguwul ci yoon moom nag nee na waaye nag fi nga xam ne daal foofu la d'accord ak Ousmane Sonko moo di faaw ñu càmbar koppar yi nga xam ne dugal nañ ko ci plan décennal bi ñu jagleel wàllu inondation te président Macky Sall daal di ko doon amal ca atum 2014 Mamadou Lamine Massaly ci micro Isidore Alexandre Sène. ma dëkk Thiès di doomu Thiès ma gis jafe-jafe yu suñu mbokk yi di dund Thiès muy inondation bu metti bi nga xamante ne gis nañ ko Medina Fall Kawsara Këri Kaw Ngent Sompaate ak cité Ablaye Yaxin suñu borom am as tuut lu ma dénk ma jënd ay moto pompe ñëw jox ko administration territoriale bi mënoon naa def comme li ñenn ñi di def une forte mobilisation politique dugg fi nga xamante ne moo tax ma filmer sama bopp jël moto pompe yi jox ko responsable yu ma neex su boobaa non seulement maa ngi nax sama bopp mais maa ngi nax ñi nga xamante ne dama jóg pour dimbali leen. am na ñoo xam ne dañ koy utiliser pour ay positionnement politique ku mel ne Ousmane Sonko ma jàpp ne tey mu war a taxaw apporter des solutions que muy ŋaññi opposition bi nga xamante ne moom nee na fa la bokk loolu war naa mun a tey xel askan bi tey xel nit ñi parce que dama jàpp ne politique waruñu koo nas si ay sos waruñu koo nas si dul si ay tuumalaate wala di ko nas si la nga xamante ne ay waxu nas saxandang la moo waral ma ne naa profité pour tontu ko xam na nag tekkaaralul yenn leaderu opposition bi du caagane dañ ko ragal wala dañoo ragal ay ñoñam fii dóor fayu moo fi nekk xas ñu delloo la may wax Sonko nag na arrêté parce que nag jot na mu arrêté képp ku jiite ñu dénk la war nga mën a leeral la nga yor waaye man du ma ministre finance du ma gàqal nit ba di indi tuumaal yoo xamante ne ëllëg day lalu sama ndodd te aw ma si ay preuve mais bis bu ma si amee lu leer la ma si war a def danaa ko def la ma si war a wax danaa ko wax ba askan Sénégal bi yëpp dégg ma mais nit créé fay ay waxam xamul lu 760 milliards génne te mu leer na loolu sax du budget bu Sénégal nga taxaw di ko wax dëgg yàlla man du ma wax lu ma leer.
Mamadou Lamine Massaly ginnaaw bi nga xamante ni joxe na ay moto pompe jagleel ko ñi nga xam ni ñoo di waa sapeur pompier ngir ñu wàllu nit ñi ci mbënn mi daal di cay yëkkati ay kaddu daal di cay ŋàññ doxalinu Ousmane Sonko. ci wàllu hôtellerie la ñuy daal di wax juble ñi nga xam ni ñoo di hôtel yi ñu jëloon denc fa nit ñi nga xam ni dañoo amee woon doomu jàngoro ji ci mbasum coronavirus bi hôtel yooyee nag seeni borom jot nañu ñeenti milliards ci suñuy koppar ki ko xamle moom moo di Mamadou Racine Sy moom moo jiite fédération organisation patronale yi yëngu ci wàllu woowu xam lañu yi tamit ni fukki milliards ñàkk nañ ko bi mbas mi duggee ci réew mi ak léegi. Adama Sarr Mafalfal. kuréel gi nga xamee ne moom moo ëmb ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite hôtel yi ak lii di agence de voyage yi jamono ji jaaxle nañu lool li ko waral nag di mbasum coronavirus bi nga xamee ne laal na seeni secteur bu baax a baax. année 2020 2021 loolu moom lu ñu waxati loolu moom passé na parce que mënatuñu fexe ba dab li nga xam ni moom lu ñu ñàkk ndax mbir mi am ndax mbas mi léegi li ñuy xalaat mooy 2021 2022 te loolu itam saison touristique octobre lay commencé ba mois de mars donc octobre 2021 ci lu ñu am yaakaar ni que ci la yaakaar de lu ñu ci am pour mbir mi reprendre. jafe-jafe yooyu le nag nga xamee ne ñoom ñu ngi koy jànkoonteeg ndimbal gi nga xamee ne njiiti réew mi defal na leen ko jaarale ko ci crédit hôtelier daldi na leen dimbali bu baax. président Macky Sall mesure yi mu jël ci début mbas mi moo tax tey ji tourisme bi dégg ma taxaw ba tey. il y a plus de 1400 entreprises yuy liggéey ci mbirum tourisme bi ñoom ñëpp ku ci nekk am nga li nga xam ne am nga ko ci crédit hôtelier guide touristique yi itam ku nekk am na li nga xam ne mosal nañ la ko. ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi yëngati ci tourisme ku ci nekk mosal nañ la ci. gouvernement bi jël na matuwaay yi nga xam ne ci suñu secteur moo tax ñu taxaw ba tey. ñeenti milliards si suñu koppar moom la jëwriñ gi ñu dënk wàllu wér-gu-yaram daal di yëkkati teg ko ci ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite yooyu la hôtel yooyu la sax nga xamee ne dañ leen réquisitionné woon ngir rek dëkkal fa ñi nga xamee ne mbasum corona bi daf leen dal. moom tamit mbiram dafa leer naññ Abdoulaye Diouf Sarr parce que daf ñu fab kayit yëpp tegal ñu mu ne 4 milliards fay nañ ko ay hôtel am na hôtel yi nga xam ne sax dégg ma am nañu ay montants yi nga xam ne yu takku léegi mu des 3 milliards 700 millions yi nga xam ne jébbal na ko finance pour ñu fay ko loolu itam ñu ngi koy rafetlu waaye gis ngeen itam ni que suñu problème yi dette intérieure ci la bokk maanaam nguur gi dafa ameel ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci affaire tourisme bi ay bor te bor yooyu il faut ñu fay leen ko. si jamono joo xamee ne mbasum coronavirus bi laal na secteur yu bari ci àdduna bi rawatina fii ci Sénégal secteur bi nga xamee ne nag mu jëm ci wàllu tourisme kenn demul ñu des jamono ji sax ñoom ñu ngi xamle ne saison touristique 2020-2021 saison jamono ji sax ñu xamle ne saison touristique 2020-2021 jamono ji nag daldi na naxasaay. commune Bargny daal di taxaw jonn ngir taaral dëkk ba waaye tamit ci wàllu set ak setal mu nekk rek dëkkuwaay bu mucc ayib loolu yi nag tax na ba am na ndaje mu am solo munu amaloon waaye tamit am na ay ponk yu am solo yu nga xam ne taxawal nañu ko fa loolee nag bokk na ci kër gu nga xam ni moom mooy saytu lu jëm ci wàllu alom bi ak i tamit lu nga xamante ni dafay brigade buy taxaw di xeex lii di érosion côtière maanaam yàqu gi nga xam ni moom la ñu seetlu ci mbeex mi ak i tamit géej gi ni muy nangoo yenn kër yi ba tax na jël nañu dogal sax ni ñenn ñi dëkk ci booru mbeex mi te géej gi nar a nangu seeni kër dinañ leen toxal yóbbu leen ci barab yu nga xamante ni dinañ fa am kaaraange gu doy ñu déglu ci Mamadou Gueye Abdou Seck di ci micro Babacar Seck moom mooy meeru fële di Bargny. ba noppi it ñu teg benn kuréel ba nga xam ne ñu ngi ko tuddee maison de l'environnement et du développement durable mu am ñetti mission bi ci jëkk mooy yar xale yi depuis école. beneen mission bi mooy it porter li nga xam ne ni mooy mbirum érosion côtière géej gi avancé sonal na suñu ay jaboot ñu def ci ay jéego yoo xam ne nii am na solo lool mooy ñu amoon ci benn plan pour reloger tey jii am na 114 logements yoo xam ne liggéey bi léegi mu tàmbali dañ ko def fii ci Bargny ñu ciy gërëm Senelec bi nga xam ne moo ñu accompagner leneen li ñu jël ko ci budget commune bi ci deuxième phase bi ñuy ñaan appui état. pour yeggali li nga xam ne mooy relogement bi waa Minam ak ñi des ci Bargny Géej ñetteelu poñ bi mooy reboisement bi ñu def c'est normal il faut ñu am
kuréel goo xam ne moo koy porté c'est la maison de l'environnement te gis ngeen ne tey installé nañu benn brigade verte muy 5 personnes yoo xam ne dañu leen jël pour ci mairie bi pour ñu toppatoo tous les espaces verts de la ville. li nga xam ne ni campagne bi moom 1300 la ñu nekk li ñu ci namm mooy 2000 parades muy en 5 ans ñu jëmbat 2000 ba noppi comme ni mu ko waxee jëmbat mbir la mais li ëpp solo mooy suxat ba noppi mu meññ. coowal 3e mandat bi lëmbe Afrique ndax dafay wone ni dun bi rek dañu commencé sonn ci démocratie loolu nag laaj la bu nga xamante ni nii kii di directeur de cabinet wala directeur cabinet Sina Plus Consulting di Mamadou Seck moom moo ko samp moom nag nee na faw suñu njiital Afrique yi daal di fexe dugg ci histoire maanaam bañ a daal mooy ci pouvoir bi ni duñu dem te dañuy wutaat beneen mandat Mamadou Seck ci micro Aline Diouf. rek mooy ñetti élément la benn bi mooy que dañu jàpp ni modèle démocratique bi boo demee pendant 30 ans ci modèle boo mënti gis nag parce que même crise économique bi en 2008 c'est que modèle économique bi moo demoon ba essoufflé wu parce que amul kenn ku nekk ak moom di jàmmarloog moom ba muy mën a réinventer wu di mën a créer di mën a convaincre on a l'impression que suñu modèle démocratique en Afrique dafa essoufflé wu dafa sonn et que benn moment il faut nga taxaw ñu réfléchir ci xool yan approche yan dynamique lañ ko mën a jox beneen bi mooy crise de leadership en Afrique je pense que kilifteef ci boppam moo ràpp ci suñu dëkk bi moo amatul parce que d'ailleurs booy xool dëgg-dëgg ci crise yi nga gis yëpp amul benn kilifa boo xam ni nangul nañ ko kilifteefam mu jug dem dox ci ñu déggal ko nangu kàddoom amul muy crise de leadership en Afrique. Troisième élément bi mooy on a l'impression que suñu leader yooyu yëpp muy Alpha Condé di Ouattara ñuy ruumandaat Macky Sall dafa mel ni dañoo dañoo bañ a dugg ci taarix bi politique ci Afrique ci dëkk yi refus d'entrer dans l'histoire donc yooyu yëpp nag boo ko analyser mooy que fi mu jëm souvent fi mu jëm du neex du dal xel. jamono ji Afrique waruñu woon sax nekk di wax lu jëm ci coowal 3e mandat ndaxte fi mu toll nii waroon na fekk ci wàllu yoon ñu taxawal lu dëgër waaye tamit ci wàllu jom ak fulla ak fayda nit ñi bañ di ngoy ci li nga xam ni moo di nguur yi ndaxte lii waroon nañ ko dépassé bu yàgg Kadiali Diakité ñu nekk journaliste moom moo ko xamle ci micro Aliou Diouf. li waral nit ñi di langaamu ci nguur gi bañ ko bàyyi. loolu la ñu war a faj mais du ñu mën a faj feebar bi tant que defuñu loolu mooy lan mooy boo gisee nguur dafa metti nguur dafa diis ku xam nguur nu mu demee même boo fa mësul jaar da nga xam ne am na jamono boo xam ne da nga bëgg a bàyyi boo xoolee ci ñeneen réew yi nga xam ne ñu ngi def liggéeyu nguur dëgg-dëgg ñoom dañuy yàkkamte sax génn ci nguur gi mais ñun fii Afrique bu ñu duggee ci nguur du dañ fi bëgg a des parce que nguur dañ ko jàppee leneen jàppewuñu comme ki jaamul nit ñi mais dañ ko jàppee kuy dundee nguur gi kuy dundee nguur gi nag boo ko bëggee dindi dana xaw a jafe problème bi foofu la toll donc dañu war a créer conditions yoo xam ne kuy ñëw ci nguur gi da ngay jaamul nit ñi da ngay jaamul askan bi da ngay jaamul réew mi da nga koy jaamul de sorte que boo ci duggee balaa ngay am 2 at 3 at nga bejjaaw nga sonn sa nitee wàññeeku ba nga xam da ngay yàkkamti génn ci loolu la ñu war a gëstu maintenant dañuy régler problème mandat ak constitution régler problème mandat ak problème justice wala régler problème mandat ak ngaayoo ci politique bi loolu réglé wul problème. ñetti at ginnaaw bi ko yàlla suñu borom jëleeg léegi Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine des ci xel yi des ci xol yi ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru sàttumbar atum 2017 la fi góor gu tedd gi jóge woon ñaar fukki fan ak ñaar atum weeru septembre atum 2020 ba léegi rek ñu wéy di ko fàttaliku te di ko ñaanal ki nga xamante ni moo di doomam di Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Amine daal di wax jëmale ci góor gi wax ci moom lu nga xamante ni ñu bari umpale woon nañu ko Pape Ibrahima Sarr ci fàttaliku Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine. donc kon na ngeen dugg daayira mais daayira itam kees bi na leen wóor ni ab sëriñ moomu ko bu leen ko jox benn sëriñ keesu daayira
daayira bee ko moom solidarité la. bismillahi may bëgg way sangi bi. mu yoroon fii ay ati at kàddu njabootu El Hadji Malick Sy doon ko jege woon lool ñi nga xam ne ñooy xalif généraux yi waaye tamit doon ab jàngalekat bu mag bu kenn dul naatable mu gane si àdduna 1927 ci Tiwaawan Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine moom dundam yëpp ci kaw suuf daf ko jagleel li nga xam ne mooy lislaam waaye tamit tarixa bi gannaaw bu mu defee nag juróom benn weer ci xilaafa bi mu daal di génn àdduna ba ko taaliba yi yégee ànd ak tiis ak njàkkare ñoom ñëpp wutali Tiwaawan. waaye ki nga xam ne moo fi nekkoon xalif général des Tidianes xaarul yegg rek ci xilaafa bi ngir aar lépp li nga xam ne moo jëm ci wàllum tijaaniya ba muy teel Al Amine lu ko taalibe yi doon woowee dafa teel a doon baraadwa ay xalif généraux ci Tiwaawan tàmbale ko ci papaam Serigne Babacar Sy ci Serigne Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum ba ci sax Serigne Abdoul Aziz Sy wala ci Serigne Mansour Sy. mais loolu jagleelam yàlla moo ko jagleel mu nekk ndaw jaarul ci ndaw nekk ci peggu baayam Serigne Babacar Sy à 16 ans mu koy jox ay mission mu nekk intendant di jëflanteeg moom di jëflanteeg magu tarixa bi bu mu fi jógee rakkam jox ko li mu ko jox foog naa ni bu ñuy wax porte parole ci famille religieuse moom lañ njëkk a tuddee sax porte parole bi Serigne Mansour Sy ñëwee moom tamit borom daara ji daan ne ko sama waajur Serigne Abdou daf la joxoon kàddu man jox naa la bopp dënn ak tànk ak lépp ba tabarakallah Serigne Cheikh ñëw ne ko j'ai une confiance totale en toi moom la ko Serigne Pape Maam li ko waxee woon ba tabarakallah kon moom dafa nekk benn lien d'abord entre des générations loolu moo ko permettre mu mën a dund ak mag ñi jële ci ñoom mais aussi transmettre lekk boobu xale yi. balaa muy toog ci xilaafa bi wala bam ci toogee Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine bokk na ci li ko yitteloon mooy fexe ba tarixa yi doon benn waaye tamit diine yi lu jëm ci wàllum social fàttewu ko benn yoon moo tax daf ci daan soow bu baax ngir fexe Sénégal am jàmm. mu commencé nekkoon opposant d'abord parce que il faut que ñu xam ne que nekkoon na opposant ci temps Serigne Cheikh bi ñu yore seen parti PSS waaye it dem ba ci biir mu xam ne kat rôle chef religieux rôle ki ñuy wax nitu diine de mooy jàppale nguur toppatoo ko waaye aussi nekk benn genre contre pouvoir moom loolu la jàpp woon position nekk woon opposition mais contre pouvoir la nekkoon it joué rôle boobu ci diggante li ma ñu tuddee les syndicats la société civile léeg-léeg mu amoon ay jafe-jafe dama daan wax sax saalam boobu su mënoon a wax tey ba wax médiation yi fa am ci diggante syndicat ak état diggante ay population ak état ci man fekk naa ay projets yu bari yoo xamante ni population dañoo bañoon ñu état ñu wax ak moom mu wax ak population yi waaye aussi préserver les intérêts de la population parce que noonu la gisee woon aussi rôle du rek jàppale benn parti bàyyi beneen waaye day xool fu dëgg nekk jouer le rôle d'équité pour mën a ku nekk mu jox la sa àq. Al Amine mësul jóg di woo ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi ñu sóobu ci liggéey bi li ni mel sax moo tax saay bu daan def li nga xam ne mooy ay conférence wala ay déclaration daf leen doon fàttali bu baax solos li nga xam ne mooy liggéey mu leen doon woo sax ñu daal di dugal seen loxo bu baax ci wàllum mbay. man mën naa ci témoigner ndax man mi ingénieur agronome naa te li tax ma def métier boobu loolu ci la bokk bëggoon vraiment doom bu ñëw jàppale ko ci ay mbayam moo taxoon moom ak Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum seen vision dans les années 60 ci lañu njëkk dem gor fa la ñuy woowee Madina Cité yi nga xamante ne bañ koy gor àll léng la woon dara amu fa woon tey jii boo fa demee peut-être c'est un village de plus de 10 000 âmes ay jàkkaa nga fa ñu gor fa lu toll ak 1600 hectares di fa bay gerte di fa bay dugub di fa bay mboq bëgg nag dundee seen ñax bañ a dundee ñax taalibe comme ni ko Seydi Hadji Malick ñu waxee woon comme ci ñaanam ba mu ñaanoon ca mag moom loolu moo taxoon ñu gor ko ci ndigalu magam Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy di doxal nit loolu jël mbokki taalibe di leen ñaax ci loolu ndax mënoon na
dama naan ko tooy man ko papa yow li ngay gagné ci tool bi boo xool li fii dépassé moo ko ëpp mu ne mais dama xamoon ni après ni modèle la bëggoon wane pour ñi wooy doomu soxna parce que man damay wax doomu soxna c'est entre guillemets mais koo xamante ne rek yaa ngi yëngatu ci diine war ngaa mën a am nga mën a dunde sa ñaq bañ a dunde diine ji. mu wuy ji boromam 22 septembre 2017 Abdoul Aziz Sy Al Amine ñu daal di koy denc ci esplanade grande mosquée bu Tivaouane ñetti at nag gannaaw bu mu fi jógee mu ngi mel ni benn ci ay mbébétam mi ngi commencé antu mooy ñu fexe ba yeggali liggéey bi nga xam ne moo jëm ci grande mosquée bu Tivaouane. Sëriñ Abdoul Aziz Sy Al Amine yal na yàlla yokk leeram te taas ñu ci barkeem ci loolu la ñuy yëkkatee jotaayu xibaar bi di jaajëfal ñëpp ñu jàpp ci liggéey bi ba mu yemb ba suba ak jàmm incha allah ci yeneen xibaar.